daleen ak jàmm seen chaîne bi di SMS 221 TV kii di Daouda Mine di akub juriste bu kenn dootu présenté ci réew mi di Sénégal ginnaaw bu waa coalition bi mu président bindee akub lettre daal di koy jébbal kii di El Malick Ndiaye ngir mu daal di jël ay daan daal di koy teg ci ndoddu député bii di Cheikh Bara Ndiaye ndax ñoom ne dafa daal di xotti worma seen leader bii di Mimi Touré waaye tamit dafa daal di xotti worma yi son excellence président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci jàppante boobee nag kii di Daouda Mine daal dina ci andi akub àtte bu leer coow loolee nu mu demee moom mooy que ne barki démb ginnaaw bañ daan voté loi bi nga xam ne moom lañ daal di jagleel góor jigéen ñi ci réewu Sénégal kookee di Cheikh Bara Ndiaye da cee profité woon daal di sànni ay pic jëmale ko ci jëmm son excellence président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak coordinatrice am bii di Mimi Touré si li ni mel kii di Cheikh Bara Ndiaye dafa tuddee woon son excellence président Bassirou Diomaye Diakhar Faye bébé de l'année ndax ne akub bébé de l'année day daal di juddu rek ñu daal di koy jox ay cadeau yu bëri mu foog ne cadeau yooyee méritam la ne tamit taxawaay boobee la son excellence président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal di amal ndax ne dañ ko jëlee ca kaso ba dénk ko réew mi kooku foog ne li ni mel méritam la ba muy taxaw di wax que ne kenn falu ko ku dut yàlla waaye tamit Cheikh Bara Ndiaye daal di wéyal ne bébé de l'année boobee ginnaaw ba ko yaayam uufee ci seen assemblée générale bi ñu daan amal da koo xamaloon que ne moom mooy chef suprême des forces armées te ak titre boobee ku ko neex mu daal di tëj te ku ko neex mu daal di tijji te ne kii di Mimi Touré ba muy wax li ni mel waa parti bii di Pastef la visé woon waaye tamit kii di Cheikh Bara Ndiaye daal di wéyal ne ku gën a daal di tàppet ci parti bii di Pastef du kenn ku dut président Bassirou Diomaye Diakhar Faye te ne kookee bis bu juumee ba daal di song waa parti bii di Pastef lu leer ba am moom mooy que ne waa parti bii di Pastef résistance bu ñu amaloon jëmale ko ci jëmm président Macky Sall bu ko raw la ñuy daal di amal jëmale ko ci jëmm son excellence président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ginnaaw nag ba Cheikh Bara Ndiaye yëkkatee kàddu yooyee ba noppi waa Mimi président dañoo bind akub bataaxal daal di koy jébbal kii di El Malick Ndiaye di président de l'Assemblée nationale daal di sàkku ci moom ngir mu daal di jël ay sanctions daal di koy teg ci ndodd kii di Cheikh Bara Ndiaye ndax ñoom ne lu kii di Cheikh Bara Ndiaye nekk akub député ci réewu Sénégal li ni mel waru koo daal di may sañ-sañu mu toog biir assemblée nationale di xotti worma yi son excellence président Bassirou Diomaye Diakhar Faye waaye tamit di xotti worma yi seen leader bii di Mimi Touré ñoom ne nag li ni mel moom moo sabab ñuy sàkku ci kii di El Malick Ndiaye mu daal di sukkandiku ci règlement intérieur bu daal di nekk biir assemblée nationale daal di jël ay daan daal di koy teg ci ndoddu kii di Cheikh Bara Ndiaye ci sàkkuteef boobee nag nga xam ne waa coalition Mimi président amal nañ ko jëmale ko ci jëmm kii di El Malick Ndiaye kii di Daouda Mine daal dina ci andee leeral kii di Daouda Mine ne lu leer ba am moom mooy que ne député boo xam ne dafa daal di nekk dans l'exercice de ses fonctions di àddu jëmale ko ci ëtt politique bi daal di taxaw ci baaru assemblée nationale ne kookee bépp kàddu bu mu mën a daal di àddu ne kàddu bi lum ñaaw-ñaaw wala lum ñagas-ñagas ne kenn mënut a jël kàddu googee daal di koy utiliser daal di ko koy jëmale ci jëmmam daal di ko koy toppalu ci kanamu yoon ne benn sanction mënut a daal di bàyyeekoo ci kàddu yi nga xam ne akub député daal dina koy wax ci biir hémicycle bi te mu daal di concerner ay actualité politique donc ne lu leer ba am moom mooy que ne sàkkuteefu waa Mimi président jëmale ko ci jëmm kookee di Cheikh Bara Ndiaye ne du mujj fenn ndax ne benn daan mënu cee daal di fekk kookee di Cheikh Bara Ndiaye ndax ne kookee député la bu am immunité te ne tamit ba muy daal di wax ci baaru assemblée nationale la ko daal di waxee ne loolee ñu daal di may akub député ci réewu Sénégal noonee lañ ko daal di maye akub avocat boo xam ne day daal di amal akub plaidoyer yi jëmale ko ci client boo xam ne da ko war a daal di défendre ne lu daal di am différence rek moom mooy que ne avocat bi buy daal di wax bu bëggee déraper juge bi mën na koo remettre ci place am waaye nag ne assemblée nationale foofee liberté d'expression moo fa daal di nekk te ne boo taxawee ci hémicycle bi taxaw ci baar bi lépp lu la traversé sa esprit mun nga ko daal di exprimer wu te ne li ni mel mënuñ koo jël daal di koy utiliser waat daal di koy jëmale sa jëmm même bu kàddu yooyee nekkee ay kàddu yu ñagas donc ne lu leer ba am moom mooy que ne sàkkuteefu waa coalition Mimi président jëmale ko ci jëmm kookee di Cheikh Bara Ndiaye du mujj fenn ndax ne kookee ci baaru assemblée nationale bi la taxawoon di doon défendre ay idéem jëmale ko ci ëtt politique bi